xamante ni daanaka moo dala xew ci biir Sénégal bokk na ci la nga xamante ni moom la soxna yi ak ñenn ci jigéen ñi di jëfandikoo ci biir kër yi mu di wàllum suukaru koor ci benn ponk bi loolu la wax tey ndax ñu gis ni bu weeru koor ñëwee d'habitude moom la Le Quotidien yéen kaay daal di xëyee ni dafa mel ni daal fu mu toll li ñu jot a nemmeeku mooy que ni weeru koor bu ñëwee suukaru koor moom ci ñi nga xamante ni ñooy sëy ci biir kër yi wala sax ñenn ci célibataires yi dafa mujjee nekk li ñuy wooye ab tendance ci seen i diggante ñeen ñi daal di jàppee ne maanaam jëfu baax la bu ñu war a amal ci seen i ay goro ñeen ñi daal di jàpp ne nekk na loo xamante ni daanaka lañ ca boole ak lañ ca laba yëpp daal du ko mujjee salfaañal bala nga xamante ni moo di maanaam meññeenteef ga mu waroon a am tukkee ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci yenn ménage yi fu mu toll ni mën nañ sax di jëf waaye pay googu sax daañu ko am leneen loo xam ne tam tegee na ci mooy que ñu ko war a jox ñoom tam lam nga xam ne ni moom lañ cey séentu ba ña nga xamante ni ñoo ko war a def sax leneen moo leen cey fekk ba loo xam ne day mujjee wàccee leen ci yoon bi donc tey Sénégal ak fi ñu toll ak weeru koor ni mu seetlee amul beneen taxalin boo xam ne war nañ ko mën a àbbu dal di jëm ci wàllum suukaru koor ak li nga xam ne moo di meññeente fii ci am mu di laaj bi nga xam ne moom la ñu fas yéene waxtaanee ci taawal ji damay commencé wàcc oustaz yi rek parce que ramadan ak suukaru koor bu ñu demee ba mu nekk fitna oustaz yéen l'islam du mu wax ci lii xale jigéen ñi ñoo ci war a toll ñoom ñuy joxe suukaru koor lii moom lu ma ciy tontu moom amul fenn fu ñu ko bind ci texte suukaru koor moom farata maam bi nga nit ki boo bopp day xam lu ma attan lu mu ko yon maam bi nga boo demee jël benn affaire ñëw dugg si sëy rek bëgg say goro bëgg sa gu weer koor nga ñëw indi fi jasineer ak indi lu ne teg déen si mamoo ko da ngeen sa bopp problème rek ne lu ngay xaata gisuñu ko da ngay def loo mën maam lii du farata mag ñi nag daana def lu ko gën a rafet mooy lan comme weer koor bi nii bu daa am nii ñu yokk seen njël tibbal seeni goro tibbal ñi nga xam seen njëkki noonu loolu day tax day rataxal seen i diggante loolu rafetal mais ay comme suukar koon ñëw doom jënd sa benn peñe naa am ni yëkk ni jox noonu loolu maam sama bu la suukaru koor et tendance man li ma ciy wax rek li imaam wax rek presque loolu laa jël comme position xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee dafa wax xadis bu am solo Muhammad dañu xiyaarukum fil jaahiliya xiyaarukum fil islam te xadis bu wér la mu ne lépp lu rafetoon ci jamono jaahiliya lu jiitu islam di ñëw islam bi mu ñëwee da koo rafetal yaa ngi dégg xiyaarukum fil jaahiliya xiyaarukum fil islam maanaam islam bu ñëwee fekk aada boo xam ne dafa rafet xoola du ko découragé daf koy encouragé mais loolu aada rek la du farata saa bi da nga ciy déggee ni ku ko man te doo ko lebi def ko baax la da nga ci am tiyaaba parce que ndimbal la te l'islam moom toujours lu baax da koy encouragé wa taawanu alal birri wa taqwa na ngeen di dimbalante wazn mufaala lañ ko tëgg na ngeen di dimbalante ci lu mbaax ak njekk kon bu fekkee dañ koy dugal ci foofu rek islam moom du ci am dara lu muy wax waaye bu fekkee dañ ko bëgg a dugal ci force nga def ko wala sëy bi tas kooku waxuma la diine mais xel mu rafet sax nangu ko waaw bon Ameth suukar koor déjà ci ku ko mën comme ni ko imam Dramé waxee mënu ko def parce que day gën a boole ay nit day gën a jege ay nit day feddali cofeel day feddali kóllëre bi nga am ak nit ki que ça soit sa jëkkër que ça soit sa yaay sa papa wala sa goro donc mais dañoo dem ba di ko dugal dañ ko commercialiser telle sorte que nit ñaa ngi am problème Ameth goro yaa ngi gënaatle seeni njëkk ci biir kër gi parce que kii amaana respecté na suukaru koor wala kii dina joxe suukaru koor bu duun donc nit ñaa ngi am problème bu ñu ko def problème parce que du obligation du force ku nekk rek da ngay xool li nga mën nga def ko mais Ameth mu dañoo nekk ci point bu am solo muy affaire suukaru koor ndax ngay liggéeyal nit Salam Fall laay wax ngay liggéeyal nit weeru koor jot mu jël peñe ndogu jox la du ñëpp ñoo ko am te suñu PDG daf ñu ko defal donc damay ci de par la voix dama koy remercier personnellement parce que def na acte bu rafet ay képp kuy employé am jox na la suukaru koor bu duun sax suukaru koor bu nga xamante ni ci valeur rek moo ci nekk donc merci beaucoup encore yàlla boo ko mës a ñàkk te yàlla na la suñu borom fay yiw boobu noonu merci beaucoup Asou dafa nekk ponk bu nga xamante ne dafa am solo te jigéen ñi ñu ngi ci rey seeni bopp alors que nekkul li nga xamante ne c'est obligatoire donc dama ne nit da ngay def li nga xam ne dafay continuer kenn santu la par force nga def ko mais boo ko mënee rek nga def ko dafa dem nag ba goro yi dañ ci dugal leneen tey jii bu fekkee par exemple man ak aji dañ nekk ci benn kër di sëy aji su ko defee te man defuma ko dañ may daal di mere dañ may daal di xoolee beneen bët dañuy jàpp ne amaana damaa bon wala sama jëkkër jox na ma sax mais dama ko iñaani bokk ak ñoom donc bu leen ko tàmmal saa yu ngeen amee même ci digg at mi
bettee leen ak ay xéewal soo amee sa tissu nga joxe soo amee sa lekk nga joxe loo mënti am parce que teraanga la rek mais binduñu fenn ne da nga war a yëkkati lii par force jox ko sa goro wala da nga war a yëkkati lii par force jox ko sa njëkke donc def leen li nga xamante ne dafay continuer bul commencer dara loo xamante ne da ngay dem ba mu yàgg dootoo ko mën ñu la si xarab naan bërëtu gaynde la am ak arrivé muus nañ ko éviter bu baax a baax waa Ndeye Lebu comme li ñu wax du obligation métit la te métit boobu ñun jigéen ñi ñoo ko teg suñu bopp parce que tamit ñun jigéen ñi ñooy wax suñu goro yi nañu jox suukaru koor yooyu yëpp si jigéen la li ñuy mën a blâmer góor ñi yëpp wàllum suukaru koor dañ leen ciy génnee parce que goro yi ñooy imposer seen jabaru doom yi ñu leen di jox suukaru koor mais tamit di wax am na loo xam ne bul bañ ko la ci mere boo munoo bul bëgg ay affaire de puukare ak ku la gërëm parce que nag bu nekkee wàllum gëlëm rek taxul sëy dem taxul def dara man sama point de vue laay wax au fait taxul sëy dem taxul dara dem li nga xamante ni mën nga ko def ko boo am na si ña nga xamante ne sax dañuy bàyyi ba koor gi di waaj a jege ñu jënd dara jox seen goro sànq yaa ngi wax naan dafa nekk loo xamante ne baax la day defar relation mais du suukaru koor mooy defar relation joxe ci xol la da nga koy joxe avant koor gi di ñëw wala leneen ak leneen di ñëw yéene la boo xamante ne sa xol lay jóge nga jox ko ki nga xamante ne amaana bëgg nga ko jox man foofu laay waxee mais pas ay affaire de suukaru koor parce que dafay indi problème bu bëri ay xeebeel baax la bu waroon a defar finalement di yàq di indi ay xeebeel mais li may wax rek bul nangu ñuy lay nan laa koy waxee. ñu lay tënk ci yenn yi. ñu lay mere si loo xamante ne ay futilité la. dépassé yooyu man daal point de vue boobu laa ci am. suukaru koor bu ko kenn forcé kenn. loolu tubaab bi da ko gàttal dans l'inobligation nul n'est retenu. ok merci beaucoup man am na ci benn bind bu ma mës a bind ne du ma joxe li nga xamante ne nii moom mooy ndawtal parce que ndaw looy jéem da nga kaa war a tal. voilà du ma forcer jaxal balaa mu may jaaxal. waaw c'est pareil pour suukaru koor. man maa ngi leen wax plus de 10 ans de mariage amul sama benn goro bu ma mës a gis suukaru koor li may séq ak yow xaaruma koor. waaw sama jabar amul benn événement bu mës a am ci suñu famille man bi ma bokk bu mu mës a gàddu ndawtal di ko yóbbu. ñu koy rëdd ci kay loolu dama ko teel a lijjanti ci société bii ñu nekk pour mu noppalu. man noppalu kenn bañ a xam li jour bi ma am ak jour bi ma ñàkk nga may xeeb ak kenn xamul jour bi ma am ak jour bi ma am man du ma bokk natt sama jabar du bokk natt pour bu amul natt ñu koy amaan xam ne jour boobu man yoru sama suturas bopp maa koy gérer man joxuma kenn ndawtal man sama copain yi xewle sax xam nañ ne avant jour ji soo ma gisul buñ ne des na 3 jours gisoo ma xamal ne jour bi du ma la jox parce que yoruma du ma ñëw parce que du ma xaar ba ci jour bi ma la koy jox pour nga koy bind ak di ko xàmmee pour war ma koo fay musuma récupérer ndawtal tamit ku ma mës a jox nee naa la jëlal parce que damay bañ mu nekk fayante soxlawu ma bañ naa ko ba du ma xew 7 heures wala 8 heures laay tudd dem ñibbi dem liggéeyi ku fa ñëw doo ma fa fekk ba may jox sax nag fa pour noppal sama bopp ci société bi léegi nag ñun ñooy indi suñu bopp problème ba pare nag di yuuxu wallu c'est-à-dire yow yàlla tegu la benn natt nga fekk nattu na le nga dem jëli ji nattu bi yanu ko ba pare naan wu yaay ku may dimbali du ma la faale c'est-à-dire man ku may wax ay problème u dimbali ma maa ngi préparé suukaru koor ak koor gi dafa métti naa kenn du yalwaan di saraxe saa dimbali ma pour ma dimbali waate c'est-à-dire loolu amul fenn ci àdduna gaw mën a diine tamit tegaate la tàllal loxo ne may ma pour ma maye li nga wax loolu fan la am laa yukallifu llaahu nafsan illa ma ataaha yàlla tegul kenn lu mu mënul nit ñi kay ñoo sonal seen bopp rek mais yàlla moom wa ma jaala aleykum fi diini min xaraj gis nga alquran na la wa ma jaala aleykum fi diini min xaraj diina yonent bi indiwuñ ci dara lu jafe lépp dafa yomb à condition boo ko déggee yàlla bu la nee wooral jubluwu ci xiifal la de sa biir bii lay bañ ay feebar yu bari jaxasoo ci nga faatu parce que ab oto sax buy daw ba mu yàgg dañ koy vider yàlla bu la nee wooral jubluwu ci xiif jubluwu ci sonal la sa santé la ci jublu moo tax yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra diine ji dafa leer naññ te yomb ci ku ko xam waaw mais nag mu des say cër est-ce que miin na ko wala miinu ko rek waaw loolu moom mooy wàcc loolu da ngay wuti ku la ci jàppale voilà Ahmed mu di ponk bu njëkk bi di jàll ci beneen ponk bi moo di lu ñëwal mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ni ki démb ñu teewloo fi ki nga xamante ni moo di ab activiste di kilifa mu yëkkati ci ay kaddu ne fu mu toll ni ndax mënees na wala ndax jar na ko
ñi fas yéene yegg ba au fond ci li nga xam ne moo di dossier bi ak Ousmane Sonko dafa war a mën a leeral ci li nga xam ne moom lañ ko toppee waaye tamit kàddu yi nga xam ne Adji Sarr jot na ko yëkkati ponk biñ ciy teg fas yéene waxtaanee ko mooy ak la nga xam ne jot na koo jur boobule dossier ak la nga xam ne jot na koo def ci dëkk bi ndax fu mu toll ni jot na manees na kenn ku nekk comme ci ñoom ñaar nañ ko amalee ñuy xaarandi ka nañu dem ba au fond te dossier bi bu yëkkatiwaatee am na leneen lu mu war a mën a yëkkatiwaat bokk na ak jéye yi nga xam ne jot na ko fay jur. waaw merci beaucoup démb bokk na comme ni nga ko waxee ci lu mu gën a insister sax mooy que moor yi ci am. li ci am si diggante bi yëpp nag nañu dem jusqu'au bout ñu xam fu dëgg féete. ku nekk ñu teg la nga yellool par rapport ak situation bi donc. waaw ma bàyyi la nga réagir. waaw loolu moom jàpp naa ne boo dégloo discours bi Ousmane Sonko def. barki démb wax na ko. moom nee na dafa yàkkamti sax procès bi. bu ngeen dégloo wax na ne dafa yàkkamti procès bi. parce que procès mënta bañ a am. maanaam nu muy amee kay la ñuy wax. est-ce que li nit ñi foog ku mel ni man ma foog ko mooy ndax dañoo bëgg a jàpp Ousmane Sonko pour mu bañ a bokk xañ ko mu nekk candidat wala dañuy dem procès boo xam ne dañuy dem bu fekkee ni Adji Sarr li mu wax te ñu bari man ma bokk ci njort ni li mu wax du dëgg ñu sanctionné ko moom maanaam procès mënta ñàkk. parce que am réew it dafa république la. mais procès bi nu muy demee la ñuy wax mais am gi moom mënta ñàkk parce que Ousmane Sonko nee na moom yàkkamti na ko Adji Sarr citoyen la porté na plainte mais nañ fexe ba buñ koy def ñu def ko ci façon boo xam ne du li Sénégalais yi foog parce que man li ma gëm mooy Wolof dafa wax ni ku wax feeñ te tey bi ma dégloo déclaration bi nga xam ne Mame Mbaye Niang def na ko man dama rus xam nga lu tax ma rus mooy Wolof nee na ku ñuy jiiñ dëmm doo seccoo yeeli liir xam nga boo xoolee dossier bi mu jógee Ousmane Sonko dañuy complot la loolu la waxoon moom li fi jaar yëpp ñu xam ko buñ dégloo ku mel ne Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang c'est pas n'importe qui ci réew mi c'est le directeur cabinet du président de la République kooku am na lu mu représenté ci réew mi mais ci ni muy waxee da ngay gis ni kii amul sago amul sago ci li muy wax maanaam amul sago ci ñu jàpp Ousmane Sonko bu ngeen dégloo man seetaan naa ko 7TV maanaam ni muy waxee mooy li fi amoon dootu fi am Ousmane Sonko dina wuy ji mais loolu jarul fëgg dënn. mais est-ce que nekkul pour bëgg ba daaneel c'est important ne cooy war nañ ko mën a xam nga Ousmane Sonko ba dégloo bërki démb discours bi mu def xamal na ni moom dafa yàkkamti procès bi wax na ko li muy bañ moom la ñëpp di bañ mooy ñu bàyyi ba muy def campagne ñu woo ko te bu boobaa buñ ko ci woowee du wuy ji te wax na ko procès bi li ci am ñun ñëpp xam nañ ko neexul kenn parce que ñi faatu kenn bëggul kenn faatu waaye nañ ko woo suba mu dem wuyu ji contrôle judiciaire rek la nekk nañ dem wuyu ji suba mais ñi nga xam dañoo bokk ci nguur gi waruñoo génn di mel ni ñoom procès bi dañ ko yàkkamti loolu day wane ni liñ doon wax ni complot la ñoom dañuy dëggal loolu. mais est-ce que ak ëllëgu réew mi aussi est-ce que bu ñu sukkandikoo est-ce que amul loo xamante ni mën na ko jural comme jafe-jafe réewum Sénégal bu fekkee fas nañ yéene yegg ci fenn fii. man daal li ma ci gëm waxoon naa ko fii ca commencement ba te loolu dama koy wax devant les caméras avec responsabilité parce que nag ñun réew mi rek moo ñu ñor ñu caaxaan jeexee dëgg des ba ñuy indee coowal Adji Sarr damaa toog fii Sénégal ni leen heure bu ñu jàppee Ousmane Sonko réew mi dina yëngu réew mi yëngu na wala yënguwul ah. yëngu na ba 15 personnes faatu. ba léegi nii may wax ak yow li ma gëm mooy bu ñu jàppee Ousmane Sonko réew mi day dem ci guerre civile noté leen bu baax li ma leen wax ni non déglu rek parce que réew day toll foo xam ni ñun dañuy wax te liñ gëm rek la ñuy wax man contexte bii damaa jàpp ne bu ñu jàppee Ousmane Sonko guerre civile dina am Sénégal. ku ne leeral bi ngeen di wax est-ce que jar nañu. bàyyil ma leeral parce que damay wax ci état mu ngi may déglu renseignement yaa ngi may déglu man waxuma ak Mame Mbaye Niang parce que kenn falu ko Mame Mbaye Niang amul base politique Mame Mbaye Niang bu doon moom rek Macky Sall du falu yaa ngi dégg amul base politique non seulement amul base amul benn capacité d'intellectuel bu tax ñuy wax réew mi bu doon day dox ci yoon moom dañ koy woo parce que Prodac dossier boobu leerul. waaw ça ma daaneel te ki bind loolu. do politicien moom moo wax ne Mame Mbaye Niang dafa luubal xaalis bind ko ci livre am mooy Birahim Seck Macky Sall bu dégloo Mame Mbaye Niang ba bëgg a patam-patamee Ousmane Sonko réew mi day dem ci guerre civile te Sénégal warul dem ci guerre civile
parce que ñun amuñu ci intérêt Macky Sall amu ci intérêt Ousmane Sonko amu ci intérêt te ñun ñi di ko wax dañ koy wax ak responsabilité man mi dama bokk ci ñi jël position ànd ak Ousmane Sonko te nëbbatuuma. mais càkkuteef bi Ousmane ma daaneel làqatuuma xam nga lu tax te man xaw ma woon Ousmane Sonko avant Adji Sarr may ma tuuti parce que li may wax ni tamit ay kilifa ñoo may déglu parce que man dafa am lu ma gëm mooy réew dafa am loo xam ni équilibre ci démocratie fi lañ ko fekk fi dossier bu ne am na fi ñu gérer ko Macky Sall moo toog fii nii am na dossier yom dama cee teg sama kudd ñëpp di ko dégg te dossier yooyu mu doon teg kudd dossier bi moo ko gën a ñàng parce que bi 15 morts am na ci te paree guñu. waaw mais borom mooy sàkku ñu leeral ko. non même bu ñu sàkku ñu leeral ko justice ku mu bëgg a setal setal la justice su Sénégal bi ku mu bëgg a setal setal la. kon Imaam yow li nga bëgg a wax mooy tey jii nii ñu leeral dossier bi. waaw wala ñu setal Sonko. man li ma gëm mooy Sonko deful man. kon ñu setal Sonko man loolu laa gëm man li ma gëm laay wax parce que réew ku ne da ngay wax li nga gëm. Sénégalais yi ñooy àtte man damaa gëm ni. bu dee dañuy sukkandiku ci moral ak éthique ak waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que ñun ay nitu diine loolu rek lañ ci lañ mën a sukkandiku. wax naa ko fii te loolu laa gëm te su ma toogoon ak Macky Sall loolu laa koy wax. te lii ma wax ni imaam yëpp loolu la ñu war a gëm parce que moom la yonent bi wax. nit boo ko tuumaalee njaaloo dangaa war a am ay seede. bu fekkee amul ay seede dañ laa war a bàyyi. parce que amul seede. Adji Sarr ay waxam dafa am contradiction te Ousmane Sonko c'est pas n'importe qui ci réew mi ku gagné ay élection maanaam ñu dem ay élection 15% ci réew ma wooteel yaa ngi dégg ay ndaw topp la ci contexte bi ak fi réew mi jaar Karim Wade ñu gis jaar-jaaram Khalifa Sall ñu gis jaar-jaaram nga jàpp ni da ngay jàpp Ousmane Sonko teg ko ci kaso bi réew mi daal man gëmuma loolu de ba koroog may gis leneen parce que nag bu ñu naxante information ñun ñëpp ko am dëkk ci réew mi il faut ñu wax dëgg balaa réew mi tàkk parce que réew mi bu tàkkee kenn amu ci intérêt man Macky Sall su ma sañoon billaahi wallaahi tallaahi li ma wax loolu laa gëm day génn ci réew mi ak grande porte mais Mame Mbaye Niang mii ma dégg bu ko Macky Sall déggee de réew mi day tàkk. man dama bëggoon rek oustaz nga defal ni Ahmed boo ma ko permettre ci moins d'une minute rek. waaw nga tontu ma waxu kilifa bi. waaw Ousmane Sonko dafa war a leeral affaire viol bi. waaw moom laa la wax Ousmane Sonko gëmul moom du moom mooy leeral viol ki ko tuumaal viol moo war a leeral viol loolu waxi ku xamul la parce que Ousmane Sonko moom nee na moom defu ko waat na ni defu ko démb déglu nga ci discours bu mujj ma ni billaahi wallaahi la waat ni su ma leeroon ni sama loxo laal na ci du ma nangu kenn faatu wax na ko wala waxu ko yaa ngi dégg moo tax ma ni la ñun dañoo jàpp ni viol amul dañoo jàpp ni te loolu l'islam moo ñu ko jàppaloo parce que li tax l'islam jàppaloo ñu ko mooy amul seede bu doon dafa am juróomi nit ñu taxaw seede ko Ousmane Sonko ñun dootuñu ci wax en tant que ay nitu diine est-ce que léegi dañuy toog parce que ñun dañoo ragal ay nit wala dañ ñoo teg pression ñu bañ a wax ba réew mi tàkk dañ doon wax naan sénégalais yi duñ génn buñ jàppee Ousmane Sonko ñetti fan lañ koy coow mu jeex mais li fi am ñun ñëpp gis nañ ko te ñëpp ko regretté mu yàq image yu Sénégal ci àdduna bi yàq li fi Macky Sall jotoon a liggéey kon ku bëgg a dimbali Macky Sall ci guddi yi Macky Sall am na expérience am na jaar-jaar am na fi muy jaar ba teg dossier bi ci suuf jaajëf parce que moom am na expérience xam na réew mi merci. man loolu laa gëm man Imam Dramé. merci beaucoup Babacar c'est bon ah ñu continuer laaj yi ci gars yi fii bu ñu amee laaj. voilà par rapport ak Imam, actualité bi dañuy ñëwaat et ci tout yow balaa parce ñuy que perte temps trop. peut-être am na benn tekki tekkaaral bu nga xamante ni si am na dans les deux camps on va dire parce que man damay penché wu ci position Ousmane Sonko bi mu amee yëngal nañ population bi ànd nañ génn nañ bootu ci ginnaaw Ousmane Sonko tey amaana li population bi bootu ci ginnaaw ak mobilisation bi amoon moo tax tey affaire yi wàcc benn niveau bi est-ce que actuellement gisoo ni dañoo war a delloo buum ca mbooy booy ba Ousmane Sonko dafa war a am beneen posture boo xam ne dossier bi dina mën a leer parce que je pense que laa toll nañ fi ñu xamante ne si mu leer ndax mine de rien am na 15 bakkan yu ci rot. waaw moom laa la wax dossier bi leer Sénégal yëpp loolu lañ bëgg. mais xam nga réew mi bu ñu naxante réew mi fan la ñuy leeralee dossier bi. fa mbaxana doonee benn fa mbaxana doonee benn. oustaz nag li ngeen di def noonu d'habitude nag mooy indi problème de sorte que nit ñi mënuñu am benn gëm-gëm ci kanam ba nga xam ne moom parce que déjà ku demagul ngeen ne foofu leerul jubul. waaw foofu lay ñëw xam nga Babacar ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy wax parce que ay dossier bu leer rek Ousmane Sonko Adji Sarr stabilité réew mi moo ko ëpp doole nag. réew mi dal moo ëpp doole loolu ñuy wax yépp Ousmane Sonko moom position leer na nee na dossier bi leer la bëgg loolu moom rek loolu lañ mën a jàpp ko ñuy gis leneen
te jógoon na pour wuyu ji. xam nga li ma wax Ousmane Sonko bu doon dañ koo wuyu mais dañu woon du wuyu ji ba mu yàgg mu jóg pour wuyu ji la fa xew ñun ñëpp xam nañ ko ginnaaw bi ba li ci am ci dafa am lu ma gëm gis nga sunu justice bi Babacar maanaam ñi wax ni justice bi day dox ci 2 poids 2 mesures du man ñi ko wax ay magistrat la juge dem ab lan la du juge moom moo taxaw ni damaa démissionné ci justice bu démissionné wax na ko wala waxu ko Téliko toujours lu muy wax mooy nañu fexe ba justice bi am indépendance kon ñi wax ni justice bi amul indépendance du ñun ay juge ñoo ko wax te ñooñu droit lañ jàng parce que doute bi am ci diggante sénégalais yi ak justice bi kenn mënu koo dindi ci xelu sénégalais yi loolu moo indi problème bi parce que bu fekkee day di wuyu ji rek pour wuyu ji moom ñëpp a ko bëgg waaye wuyu ji pour mu bañ a bokk loolu du jur jàmm ci réew mi ba koroog man may gis leneen man lii laa gëm parce que réew day toll foo xam ne ku ne li nga gëm da nga koy wax balaa réew maa tàkk parce que ñun nag mën nañoo wax li ñu gëm parce que ñun bu dee kaso ragaluñ ko na leer parce que duñ wax lu ñu fa yóbbu sax nag lu ñuy wax lu leer lay doon kuñ toogal mën nañ laa wax li ñu gëm parce que kenn yoru suñu ceeb merci jërëjëf Ousmane Sonko yoru ko Macky Sall yoru ko te réew mi nag am na lum ñu defal yaa ngi dégg Mame Mbaye Niang discours am bii baaxul du discours kuy defar réew mi non man Mame Mbaye Niang man kenn defuma dara man réew mi ma ñor xam man bëgguma poste man tey sama Macky woon pour nommer ma ne ko doy na man sama imam gi moo ma gënal lépp mais réew mi nag daf maa ñor na merci te duñ bàyyi kenn tamit di fooye réew mi koo mën a doon jërëjëf ñun Ousmane Sonko ñoruñu de barke Cheikhou Tidiane ñun réew mee ñu ñor mais dañoo gëm ni dañ koo tooñ man nëbbatuuma damaa ànd ak Ousmane Sonko di ko défendre parce que damaa gëm ni dañ koo bëgg a rendi man loolu laa gëm moo tax ma nekk ci wetam parce que ñun mënuñoo nëbbatu na leer sëñ Mountakha Mbacké foofu laay daanelee dafa am solo bu dul woon moom a réew mi tàkk parce que moo jóg ñaan njekk ñëpp teg mbir mi ci suuf nañ continuer loolu mais nekk fi bàyyi ba nit ñi seddal nga bëgg fee yëkkatiwaat ëllëg lu am yow yaay responsable parce que nit ñi duñ def lu waay wax xam nañ ko junj doy na borom xel Mame Mbaye Niang lii mu wax olof nee na naar bu ndaw lu mu wax ca naar bi ci xayma bi la ko dégg lii dëgg mooy nañ dalal réew mi parce que loolu moo jig réew mi yii ñuy wax naan ay nañ organiser lamb ji Sénégalais yi dem ci lamb ji pour fàtte problème bi ñu jàpp Ousmane Sonko du jug réew mi man loolu laa gëm du jig réew mi ba koroog may gis leneen. Imam merci beaucoup damaa may jox kii nii léegi nii alors Imam est-ce que léegi nii bi ma faree say kàddu la justice sénégalaise est-ce que vraiment nii elle a toujours les l'étoffe pour eggali dossier bii nii. ah man de su ma doon ab juge man. waaw ba man su ma doon ab juge bala ma koy laal dinaa wuti ci mbikaay bu dëgër. parce que nag li fi xew xam nañ ko. jarul ñu ci dellu si non menacé wu dañuy waxtaan. dossier boo xam dañu ne bëri juge ba ko yoroon bàyyil ma àggale man li ma wax dafa sérieux ñun avenir u réew la ñuy wax yow tamit waxuñu pour ay lu neex kenn ab génération avenir u réew la ñuy wax. dossier boo xam ne juge ba ko yoroon yàlla na ko yàlla yërëm Samba Sall yàlla teg loxo ci njabootam parce que kenn yéene wu ko nga convoqué nit ba le 8 bi nga ko convoqué le 8 bi dellu si nga faatu. man su ma doon juge man bala maa jël dossier bi dinaa ko xool dinaa wuti ci mikaay bu baax soog koo laal man lii laa gëm parce que réew mi nag am na ñoom amuñu lacrymogène amuñu police amuñu gendarmerie mais am nañ kii te kii moo ëpp doole police ak gendarmerie de loo bëgg a wax foofu Imam man li ma juge bi dem noonu ci mukaay ko yóbbu non man loolu laa gëm lan nga bëgg a wax foofu maanaam borom kun daal moo mën borom kër non duñ benn yow tamit ko xam réew mi laa wax de waxuma ak tàppet boo xam bu ñu nee xuuf nga daw mais ñun ñi xam réew mi aluwa xànjar moo gën a garaaw ay kii nu mu tudd aluwa xànjar bu ñu teg ci ànd te nga xam yoon wi moo gën a gaaw ci rey nit ci lacrymogène man bëgg naa te mbir mi aluwa xànjar tegu na xam lu ñuy xaar ku ko jël rek aluwa yi départ lii man maa la ko wax parce que ñun duñ bàyyi ñuy sacrifier suñ magistrat yi parce que man yéenewuma benn magistrat faatu man parce que damaa xam li ñuy daj xam coono yi ñuy daj ak pression bi nekk seen bopp man bu ma doon juge bala ñu ma ko jox man dinaa ko xool man. Imam foofu noonu su ma sañoon daal di ciy leeral maanaam da nga bëgg a wax ne ñan la Sénégal ci boppam boromi xam-xam yi ñoo ko yóbbu parce que nee nga da nga gëm ni ñee ñoo ko yóbbu wala mbokki Ousmane Sonko ñoo jóg ci. ñoo jóg ci dossier kenn. non parce que da nga wax ne juge bi
loolu bokk na ci dafa am ñoo xamante ne lii moo gën a foor lépp. am man na ñoo damaa xamante ne ñu gëm ngi toog di xaar. ku ne xam nga waxuma ni lii may wax moo am. ku ne ak li nga alluwa gëm xànjar yooyu ban côté lañ nekkee. waaw très bien. xam nga li ma wax dama bëgg ñu dégloonte li ma gëm man mi yaroo ci kërug daara nekkoon yàlla dimbali ma daara jaar naa ci daara yu bari sama baay tamit nekkoon ab xalifa ñu ngénte ma ci àddiya man xam naa lan mooy kurus xam naa li kurus man ak li mënul te dossier bi ay ponkale ngi ci yoo xam ni ñoo ngi téye kurus ñoo xam ni xoola mosuñoo gis Ousmane Sonko xam nga lu ñuy xaar kuñ ni diw jëlal ñu toog ñu départ. lan mooy seen intérêt. lan mooy seen intérêt mooy dañoo gis ni xëy na mbir mi jaarul yoon lii est-ce que dañ koy xam di ko noppiwaale parce que dañoo ragal wala dañuy bañ kenn mer réew mi moo tëddee noonu réew mi fii ko fi bëgg a réew mi réalité mystique daf fi am yéen xëy na nag réew mi fii lu ne mystique réglé na ko fi. donc li ñuy wax ne dossier bi dafa mystique. non weesu na mystique loolu toog di ci wax mooy xamoo li xew réew mi yow tamit dossier bu fukki nit ak ñeenti faat juste ba ko yoroon yàlla ko yàlla yërëm jóge fi man de su ma doon juste bala ma koo jël dinaa takk ba dëgër man lii laa gëm man wala samay mbokk yem ma bi mu wàccee liggéey am na ay ndaw yu nga xamante ne si dañ doon ci jubilé loolu ban gis-gis nga ci am parce que am na juge bi fi ne la woon ñu bëri jubilé wu ñu ko ñuy tuddee juge Kébé Mbaye Kéba Mbaye mais moom mu génn àdduna ñii di ci jubilé ban gis-gis nga am ne sénégalais yi rancœur boobu nañ ko amal loolu man dama koy ñaawlu parce que nit moom bu faatoo nit mala sax bu faatoo kenn warut a jubilé waxuma la ak nit dama koy ñaawlu moo tax man wax naa ko def naa ci benn sortie ni maa ngi ñaawlu ñi nga xam dañuy jubilé mais nag loolu ci wàllu diine la ak morale ak éthique mais ci wàllu sociologie te ñiy jàngi sociologie te moom seen bopp war nañoo am courage wax ci loolu waaw mooy bu nit faatoo ay nit taxaw di jubilé war nañoo poser question lu tax ñuy jubilé taxawaay ba mu amoon c'est important parce que man tey su ma faatu woon kenn du jubilé Kéba Mbaye tudd nga ko léegi bi mu faatoo kenn jubilé wu déedéet kon ça veut dire bu nit faatoo am ñuy jubilé war nañu am courage jàngat lu tax ñuy jubilé mais buñ ko jàngatul dañuy fausser débat bi donte faatu kenn yéenewu ko kenn te kenn warta jubilé sax mais comme nag dem nañ ba gis ni am na ñuy jubilé war nañoo point d'interrogation ñu laaj lu tax ñuy jubilé am réew bu ñu demee ba juge du caaxaan juge dañ lay former nga jàng université ba génn lu toll na juge d'instruction nga xam ni ay dossiers yu mag nga yor di liggéeyal sa réew di ko xëyal di ko gontal boo faatoo am ñu jubilé ça signifie que war nañoo poser question lu tax ñuy jubilé buñ ko posé wul dañuy rater débat bi man loolu mooy sama point de vue Adji Sarr man nag contribution laa si def gannaaw li ma ci xam bëriwul kilifa dafa laajte ndax war nañu leeral dossier bi wala ma wax ni war nañu lett baa ñu firi ñu xool fan la ñuy taxawee di wax na kii di Ousmane Sonko ak Adji Sarr warul tax benn mbindeef taal dëkk bi ndax ñoom ñaar ba ñuy wéetoo amaana kenn fekkewu ko kon nañ ko lijjanti si ni mu waree parce que ñoom ñaar rek amaana ñoom ñoo mën a wax li nga xamante ne moo xew foofu kon nag pour man waruñu tax benn mbindeef jóg di taal dëkk bi ci ñoom ñaar man daal loolu laay contribuer Ousmane Sonko Adji Sarr la fa xew yonent bi ko wax génn foofu parce que il faut ñu leer tamit yonent bi moo ne bu dee amul seede ki tuumaalaate nañ la caw bu dee ay jullit gëm leen loolu moom loolu laa gëm xoola léegi mu des parce que boo gisee njaaloo dafa jafe ci l'islam boo gisee ñu indi ñeenti seede yi complot la l'islam di sóoraale taal dëkk bi nag kenn d'accord ci te dëkk bi kenn waru koo taal te république bu sérieux ku am yéene taal dëkk bi dañ laa war a jàpp man loolu laa gëm waaye nañ fexe tamit ba buñ wax ñuy taal dëkk bi parce que dëkk bi ñaar a koy taal wax dina ko taal jëf dina ko taal parce que wax mooy indi jëf kon ñëpp am responsabilité ci apaiser pour mu bañ a tax dëkk bi bu tàkkee kenn amu ci intérêt te ñun ñi ku ñu xam man ku ma xam ne man ku responsable la lii may wax nii ku gëmul yàlla doo ko wax parce que nag man dama gëm ni Macky Sall ëppalewu ma ci réew mi man ko xam fa ma jógee àndulaay ba ma jógee waxuma ko avec modestie laa koy wax man sama maam Cheikh Alhaji Dramé moo xëy dajale ponkali wàllu yi man ci jamono ci keppaaram Serigne Touba ñëw Alhaji Malick ñëw Cheikh na Cheikh Saad bu ñëw Abdou Cissé borom jaamal kon man réew mi du ma seetaan muy tànk damay wax
li ma gëm mooy dossier Ousmane Sonko bi bu ñu ko toppee ba mu sës Sénégal ci guerre civile la jëm man loolu laa gëm ba koroog may gis le contraire. merci beaucoup Tos maa ngi leen di jaajëfal mu nekkoon lu am solo par rapport ak li nga xamante ne nii moom mooy rinkumu Babacar yi ci lañ xuus ba yegg ci li nga xamante ne nii moom moo nekkoon waxtaan wi ñu amoon démb ak kilifa bu Y'en a marre